13 dafa ñëw indi transférer de nouvelles compétences et c'était tout simplement pour permettre aux élus locaux ñu mën a exercer le pouvoir plus efficacement pour satisfaire les besoins des populations mais li ñu noté mooy que par manque de capacité certains élus dinañu def seen mandat ba seen mandat jeex te li taxoon ñu fal leen duñ ko mën a def donc da ngay gis maa ngi tooñ keroog le maire Babacar ñuy waxtaan mu ni dafa am benn conseil bu koy laaj mu ni ko ba xam conseil municipal dañ leen di fay parce que di nga gis ñoo xam ne dinañ leen élire ñu dem campagne xeex ci xuloo ci te du ñu xam le statut du conseil municipal wala du ñu xam conseil municipal lu muy doxee donc au vu de tout ça moo tax ñun ñu ni pour être beaucoup plus efficace et pour pouvoir lever certains équivoques dès le début nañu def benn atelier wut ñi nga xam ni ay boroom xam-xam lañ bu ñu ñëwee ñun ñi nga xam ni xamuñu ci mbir mi dara ñu déglu leen ñoom ñu expliquer ñu orienter ñu organiser ñu xam exactement fi ñu jëm ci 5 ans yi di ñëw fan la ak ku ci nekk lan la askan wi di xaar ci yow ak yow ban taxawaay nga war a am loolu kese moom moo nekk solo ndaje mi nga xamante bi nii dañ ko woote tey may wax ni souvent man bokkoon naa conseil municipal mais dañ doon gis ni souvent yu mel nii bu amee am na ñoo xam ne yu bëri da leen di rëcc parce que concentration ak teewlu bi ciy war des fois duñ ko am les gens souvent séminaires yi wala ateliers yi dañ koy jël comme genre kii rek daal di dem alors que c'est extrêmement important et j'en suis sûr et certain que bu ñu defee li nga xamante ni yëpp moom moo ñu war ñu prêter attention déglu li nga xamante ni moom moo fiy xew bu ñu fi génnee bu ñu xëyaatee ci conseil municipal bi lundi dinañu gis ni ku ci nekk am na loo xamante ni am na lu yokk ci yow parce que le conseil municipal ce n'est ni plus ni moins que le parlement local c'est ici où on discute des préoccupations des populations donc pour être efficace ñun war nañu xam exactement ce que les populations attendent de nous et quels sont les moyens dont on dispose pour pouvoir satisfaire les préoccupations des populations ak yan mooy les procédures yi nga xamante bi nii moom fa lañ war a jaar pour ñu mën a atteindre objectif boobu je crois que tels sont ainsi résumés les termes de référence yi nga xamante bi ni moom moo atelier bi moom la encadré donc sans plus tarder je déclare ouvert cet atelier et je vais donner la parole à notre consultant notre père le doyen Kader Lo je vous remercie. fekkee yegsi na nag il faut que ñu waxtaan ci ba kenn ku ne xam boo dàqee golo mu tëb ñàkk fan nga koy teeroo yooyu nag mooy li nga xam ne moo ñu fi dajale tey ñu leen di nuyu di leen gërëm leen sant di gërëm seen maire ci nii nga xam ni teel naa jóg ci lii ndax nag fi mu nekk nii day wax dëgg yàlla man sori naa trop ci communes yi Sénégal ak département yépp waaye ñu bari day li ci ëpp boobu départ aguñu parce que xamaguñu fu ñu jëm parce que defaguñu formation kon bu ñu yàlla baaxee ñu am maire boo xam ni loolu teel naa dugg ci xelam mu teel koo laaj dañ ko ci war a sant ndax kenn ku ci nekk incha allahu rabbi ñaari fan yi buñ ci génnee kenn ku ne di nga am beneen taxawaay ndax nag formation loolu lay jariñ formation day soppi toogin day soppi jëfin day soppi taxawaay waaye formé wuñu pour yokk xam-xam école ak lycée ak université dañ koy defe waaye nag bu fekkee ni def nañu ñaari fan mu jeex ñu dellu siwaat fii ak ñaari weer gisuñu kenn ci yéen soppeeku ça veut dire que ñun defuñu fi dara loolu mooy li nga xam mooy dëgg ñuy ñaan nag yàlla jàppale ñu ba lépp loo xam ne wax nañ ko fi muy lu jub lépp loo xam ni wax nañ leen ko muy li war lépp loo xam wax leen ko mooy di leen mën a soppi teg leen ci yoon ah monsieur le maire nag am na lu mu wax léegi ci wàllu concentration man nag damaa jàpp ne bu fekkee ni ñun ñu ngi wax salle bi di riir du problème mu salle bi problème mu kiy wax ak salle bi la bu fekkee liñ leen di wax intéressé na leen di ngeen di tekk déglu waaye bu fekkee liñ leen di wax nag intéressé wu leen neexu leen c'est normal ni salle bi di riir kon mbir mi ci ñun la ñun jël nañu responsabilité boobu en tout cas en attendant beneen bi mooy sama benn maam dafa ma ni fenn rek ngay dugg te dooni silence
mooy armée yi feneen foo dugg rek mën nga ne silence parce que nag ñaari nit ñu dell mën na am lu leen soxal loo xam li fokk ñu déyante ko kon nag tere ñëpp ne bi nit ne pat dana jafe donte nag loolu lañ bëgg waaye loolu yëpp pour wax ni ay mag la ñuy waxal waxuñoo ay xale parce que kenn ku ci nekk ci yéen bi ngay ñëw fii am na loo bàyyi pour ñëw lu am solo ñii bàyyi nañu seen liggéey ñii am nañu fu ñu waroon dem pour li ñu dafay këyit demuñu ñii am nañu seen mbokk mu ñu waroon seeti seetuñu ko ñii am nañu malade bu ñu waroon seeti seetuñu ko ñii am na benn xew-xew tudd boo xam waroon nañ caa dem demuñu si kon dafa am lu ngeen bàyyi pour ñëw fii loolu mooy mag xale bu yeewoo dañ ko naan demal jàngi loolu rek la am comme problème waaye mag mu ñëw di sàkku xam-xam am na lu mu bàyyi pour ñëw jël sa xam-xam boobu kon nag xam-xam boobu daf ko war a jariñ tey bu fekkee li ñu leen di wax tey mënu leen a jariñ tey jaru ko loolu moo tax ñu ne li ñuy waxtaan tey mooy li nga xam ni ci ñaari fan lañ ko war a waxtaane waaye mu war leen a guider juróomi at yoo xam ni lii fu ngeen jaar ñu ne aaw noonu la fu ngeen jaar ñu ne ko nga koy wax ñu ne dëgg la ko ngeen waxal mu ne am na li daal monsieur le maire mooy li nga xam ne moom laa bëggoon a ubbee di leen présenter monsieur Sow Mamadou Samba Sow moom tamit maag moom ñoo nekk muy xale bu loxoom set mën a ànd ak mag parce que moom ci wàllu décentralisation ak yii moom ci doctorant la maanaam fa jàng yam daal foofu la fa la yam parce que ne wax dëgg yàlla nit bu jàngee ba ñu ne ko docteur nga ci lii rek jeex na amatul leneen kon nag wax dëgg yàlla baaxee ñu tamit ñu am ku mel ni moom mu ñu mën ñoo jàppale parce que nag fu mag taxaw bu ne war na faa ne fu bu ne nag mag war na faa ne pour ñuy complétente parce que am na ci yoo xam ne yii moom xam na langage bi mu koy waxee xale yi man xam naa langage bi may waxee ak mag ñi may jëkk yéeg ci benn mbir nag monsieur le maire dafa ni kenn ku ci nekk ci yéen ci niveau intellectuel am na foo toll waaye dafa fekk loolu muy ci français ak ci li ngay liggéey wala ci arabe ak ci li ngay liggéey wala muy ci beneen làkk ak ci li ngay liggéey may teel a wax nag ne décentralisation bi ñuy waxtaane du français beneen langage la loolu moo tax bu ñu jàpp ne rek man am naa diplôme ci lii bu ñu waxee war naa mën a comprendre léegi décentralisation beneen langage la li tax mu nekk beneen langage mooy bu fekkoon ni ci wàllu niveau la nekk kon dañ naan maire bu amul tel diplôme kenn du la fal ku amul tel diplôme doo nekk conseiller waaye am na maire yoo xam ne yii mënuñoo bind tubaab arabe la ñuy bind am ñoo xam mënuñoo bind tubaab mënuñoo bind arabe wolof la ñuy làkk waaye jox nañ leen responsabilité ñu koy doxal teg ko ci yoon kon làkk bi ñu leen làkk du français dañoo wax ak ñoom ci seen xel seen xol seen jikko xamal leen ni nga xam noonu la ñu war a doxale donc décentralisation bu ñu demee day mel ni culture day mel ni caada kon neneen lañ ko war a dégg waaye bu ñu jël mooy di ko interpréter ni ñu ko waxee bu ñu ko defee rek du sotti werante wi ne ci jàngkatu alxuraan yi moo nekk ci décentralisation dañuy interpréter ay textes waaye nag loo interpréter am na yàq boo xam ne bi moom mënoo ko rëcc moom par force fii la kon nag ñu war tàmbali mbir waxtaan wi ci ni nga xam ni bu ñu fi génnee kenn ku ne na xam taxawaayam lan mooy sañ-sañam lan mooy yelleefam lan la war a mën a def lan la warul mënul def lan la maire war a def lan la maire warul def fan la ñu war a mën a jaaj jële xaalis nan lañ ko war a téye commission nan lay demee yooyu yëpp ñu waxtaan ci ba kenn ku nekk du fi génnee xam moom responsabilité fan la tàmbali ak fan la yem bu ko defee fa mu yem responsabilité keneen jël fa am fu mu yem keneen jël li daal mooy li nga xam moom lañu bëgg a waxtaan monsieur le maire ñu bëggoon nag pour commencer képp koo xam ne kii génn nga sa kër ne dañ maa woo béréb sàngam ngir nangam ci sa xol am na loo xam moom nga fas ne man de bu ma demee lii moom mooy gën a soxal loolu la ñuy tuddee ci tubaab attente lan la ñuy xaar ci formation bi buñ ci amee ñoo xam ni mën nañoo wax lan la ñuy xaar ci formation ñu bind ko fii fu ko defee yàlla mën na dogal la ñuy xaar méngoo ak li ngay indil bu ci newul ñu dolli ko ci bu ci nekkee ñu téye Sow ñëwal bind fii
li nga xam ni ñoom moom la ñuy xaar ci seen formation muy attente yi. jërëjëf Babacar comme ni nga ko waxee dañoo jël prétexte bi nga xam ne mooy que conseil municipal bi conseil municipaux yi nga xam ne ñoom la waa Thiès Est am yaakaar tànn leen ba yónni leen ñu ñëw ci conseil municipal bi nga xam ne moom mooy parlement local bi li assemblée nationale nekk ci dëkk bi moom la nekk fii ci commune bu Thiès Est pour que ñu représenter leen di saytu seen i bëgg-bëgg seen i jafe-jafe pour di ci mën a wut ay solution ñu gis ni ñooñu ñu ci bëri bu boo rombee boo ci jëlee juróom wala juróom-benn yi ci des ñëpp kenn mus ki nekk conseil municipal donc soo nekkee conseil municipal bu bees àll yooyu doo xam lan mooy rôle lu conseil municipal doo xam yow lan la ñuy xaar ci yow doo xam it lan ñuy xaar ci yow fan nga war a jaar pour mën koo def moo tax ñun ñu xalaat nii pour que ñu mën a outiller conseil municipaux yooyu jàppale leen ba ñu xam lan mooy seen rôle jàppale les présidents de commission yi nga xam ne mettre nañ ko sur pied ba ñu xam lan mooy seen rôle lan la ñuy xaar ci ñoom soxla nañ ñu defal leen ab formation boo xamante ni dina leen permettre bu ñu fi jugee ñu xam exactement ñoom lan la nit ñi di xaar ci ñoom loolu nag bi ñu ko xalaatee yàlla def ñu jokkoo ci ak le doyen Kader Lo bu cabinet de consultation Caprodiv nga xamante ni ku ko xam ni moom rek day symboliser Thiès mu nekk ku xarañ ci li nga xamante moom la ñuy def ñu am yaakaar ni nag ak moom suñu jugee ci session formation bi nga xam ne ñaari fan lay nekk muy àjjuma ak tey ak samedi ëllëg gi. conseils municipaux yi dinañ am suffisamment d'outils yoo xam ne dina leen permettre liggéey bi nga xamante ni moom la ñu leen dénk ñu mën ko liggéey ci anam yu mat sëkk. waaw moom mooy loolu xam nga ñun yàlla daf ñu def nag natt ñu suñu commune mooy commune bi nga xamante ni moo gën a mag ci Thiès moo ëpp population mais fi la jafe-jafe yi tamit gën a bëree parce que yeneen maires yi sax dañ ma koy tooñee defaat wax ñu ne ñun suñu commune mooy la banlieue de Thiès donc attentes yi def fi bëri population yi. jafe-jafe yi nekkoon dafay tax ba délai de grâce moom bul ko kenn xalaat moo tax ñun bi ñuy sumbee liggéey bi rek ñu xam ni lii amuñu temps bu ñuy perte donc moo tax ñu organiser session de formation bi pour que bu ñu paree ci session de formation bi rek élu yëpp xam li leen di xaar ñu daal di sumb daal di dugg ci liggéey bi jafe-jafe yi bëri na budget mairie bi taxu ko mag trop mais man dama jàpp ni rek soo amee volonté te bu ñu mobiliser toutes les ressources de la mairie jublu ko rek ci liggéeyal askan wi yàlla mën nañu dimbali bu ñu mënta def léppit lu ci ëpp dinañ ko mën a def parce que loolu moom moo tax askan wi fal ñu loolu moo tax askan ñu teg ñu fi donc waaw xam nga jafe-jafe loolu mën na nekk jafe-jafe ñaari fan ku ne xam na ni ku mës a nekk conseil municipal suñu bëggee former ci ñaari fan surtout nga xam ni décentralisation comme ni ko doyen Kader loo waxee léegi mën ngaa bari xam-xam trop am doctorat sax ca la ngay jàng te doo xam lan mooy décentralisation parce que décentralisation beneen langage la loolu beneen mbir la mais li nga xam ni mënta ñàkk pour ñu former leen ci ñu xam lan mooy conseil municipal lan mooy maire lan mooy rôle maire lan mooy rôle président commission yooyu lan la askan wi di xaar ci ñoom loolu dinañu fexe ba yooyu nga xam ne mooy les outils de base d'un conseiller yëpp ñu xam ko obligation la pour maire bi à chaque fois qu'un conseiller ressent le besoin de se faire former ñu fexe ba conseiller boobu ñu former ko ci domaine bi nga xamante ni moom la am yaakaar donc mais commune bu Thiès souvent direction du ñu yem fii dinañuy organiser ay sessions de formation périodique pour que conseils municipaux yëpp ku ci nekk ci domaine ba nga xam ne jàpp nga ni bëgg nga ñu defal la fa formation ñu defal la ci formation parce que loolu la ñu soxla pour que ñu mën a efficace li ñu bëgg mooy dañoo bëgg am conseil municipal boo xam ni ay borom yi xam-xam dañ fay nekk c'est vrai que am na borom xam-xam yu bëri fi nekk mais dañoo bëgg seen xam-xam yokk ci wàllu yorinu maire yi bëgguñu conseil municipal boo xam ne rek da ngay ñëw rek di délibération bu ñu ñëwee wax ñëpp tàccu après ñu tasaaroo dañoo bëgg li nga xamante ni moom la maire di def mu am conseil municipal yoo xamante ni ils sont suffisamment outillés pour mën di ko càmbar di mën di ko contrôler pour que lépp lu ñuy teg rek pas bu ñuy teg mu nekk loo xam ni dafay jëm ci njariñu askan wi su maire naree teg pas boo xamante ni nii ñoom gis nañ ni lii kat njumte la jëmul ci njariñu askan wi conseils municipaux yi dinañ am ay outils ak ay compétences yoo xam di leen permettre ñu mën a corriger le maire pour que ñu mën a def loo xamante ni askan wi ñoo ci gis seen bopp. waaw xam nga administration bi ñu fi fekk ñu ngi nekk di def inventaire bi c'est-à-dire que avec le secrétaire municipal qui est le chef de l'administration nga xam ne moom it yàlla may na ko ci domaine bi nga xam ne moom la ñu nekk ci ñu ngi ànd ak moom di collaborer di xool li nga xamante ni moom lañ fi fekkagun ku ne xam na ni souvent suñu maire yi di nga fa fekk yoo xamante ni ay jafe-jafe la parce que di nga fa fekk par exemple fu mel ni Thiès un personnel pléthorique donc des fois li ñu bëgg mooy ñu jéem a jël yooyu yëpp réorienter ko xool ko càmbar ko fexe ba même bu fekkee ni nit ñi bëriwuñ it ñu efficace bu ñu bëreet
te ñi nga xam ni bëri nañ wala ñu nekk ci foo xamante ni amuñu fa njariñ lu bëri ñu xool feneen foo xam ni mën nañ leen foo yóbbu pour que ñu mën a amal njariñ la commune de Thiès ci loolu la ñu nekk ñu ngi def inventaire yi di def audit bi pareeguñu mais incha allah rabi buñ ci paree jàpp naa ni waa commune de Thiès dinañ ci gis seen bopp. budget bi kañ ngeen ko fas yéene voté. bon le budget ñun bi ñuy ñëw fekk nañu voté déjà budget bi donc budget bu ville de Thiès rek lañ voté wul mais pour les 3 communes. Je crois que avant maire yooyu di dem à la veille des élections ñoom fexe woon nañ ba ñu voté seeni budget même bu fekkee ni actuellement nii am na ay jafe-jafe parce que salaire agent yu bëri depuis 3 mois kenn fayu leen yu ci bëri mu ngi taxaw parce que certainement loolu xam naa ni élections yi moo taxoon mais jàpp naa ni fii ak fan yooyu yëpp dinañ fexe yooyu yëpp mu yemb incha allah. merci monsieur le